metti na commencement bi parce que ñun ku ñu tudd rek interurbain bi ngay tudd parce que transport bi Covid bi tàmbalee arrêté bi njëkk a génn dafa génn ni transport interurbain nañ ko taxawal ñu taxaw diir bu yàgg nag pendant 3 mois ñu taxaw ko liggéeyuñu mu nekkoon lu metti woon trop ci secteur transport bi parce que boo tuddee Petite Côte bi da ngay tudd transport ni fi napp bi amee solo noonu la fi transport bi amee solo te ñu xam ne ñun aussi suñu lépp si mu ngi si télé bi muy route nationale bi muy transport interurbain bi dem ak dikk bi moo tax bi ñu ko arrêté rek nekkoon na lu metti si transporteur ak chauffeur yi nga xamante ni ñu ngi woon fii si département bu Mbour ak commune bu Diass. waaw état am na ndimbal bu mu génnee woon presque demoon na si ay milliards yu bëri 5 milliards ñu dolli woon si encore 3 milliards. ñu séddale ko lii waa Dakar Dem Dikk ñoo ko moom lii waa AFTU lii transport interurbain taxi bi ak transport urbain bi séddale nañu ko mu ngi woon actuellement transport interurbain bi moom moo si desoon te li taxoon mu ki aussi ni yeneen secteur transport organisé wu transport interurbain bi organisé wul woon noonu ministre bi Omar Youm suñu ministre tutelle daal di jëloon gouverneur yi ak chef de service régional yu DTR mu boole leen ak gare routière yooyu pour ñu mën a recenser chauffeur si recenser nañ leen ba actuellement pour ñu jot seen xaalis moom moo ci des mais état bi moom li mu waxoon côté boobu def na ko leneen li aussi am na comme que oto yi chauffeur yi dañoo taxoon pendant 3 mois jël nañu ndimbal si dund waaw muy comme ni ñu ko joxee population bi ñu seppi chauffeur interurbain yi nga xamante ni toog nañu woon 3 mois liggéey ñu semaine passée yëpp yaakaar naa ministre Omar Youm ci tournée boobu la nekkoon. muy génne kit yooyu chauffeur bu nekk nga jot li nga si war a jot muy que ni comme ni ñu ko joxee population bi rek ñaari saaku ceeb diwlin ak yi muy àndal ak yooyu état bi moom côté boobu macha allah def nañu si li leen war. waaw chauffeur boo xamante ni rek yaa ngi yor xam nga chauffeur dañu bëri façon dafa am chauffeur yoo xamante ni ñu ngi fii dañu yor ay transport interurbain lañu chauffeur professionnel lañu am na ñoo xamante ni nag ñu ngi yore ay clando. ñooñu bokkuñu si li état bi di joxe ñi nga xamante ni comme bu dee transporteur nga yaa ngi yor sa licence sa agrément kooku bokk nga si ñi nga xamante ni dinañ lay jox subvention aussi ñi ñuy jox mooy ndimbalu dund boobu ma lay wax chauffeur bi nga xamante ni mu ngi doon daw yore auto interurbain yore transport en commun doon daw si diggante région ak région doon rang si gaaru ceer yi ñooñu jot nañu. mais xam nga bu ñu nee ndimbalul chauffeur rek dañuy yaakaar ni pour chauffeur yëpp la mais dafa am catégorie boo xamante ni ndimbal bi état joxe moom ñoom lañ ko jagleel mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si interurbain bi te ñooñu ñi si nga xamante ni bind woon nañu jot nañu seen li ñu war a jot. waaw gars yi garage yi moom boo duggee am na ñuy respecté yëf yi mais bu dee wax dëgg yàlla la ñuy wax mesures yi nga xamante ni moom lañ jël pour ñu moytu mbas mi. defuñu ko parce que li tax ma ne defuñu ko oto bi tey bu fekkee ni da ngay yéeg jël nañ sa filiation yëpp bi ngay ñëw da nga sol sa masque nga dem ba yéeg si oto bi génn gaaru ceer nga daal di summi sa masque téye ko chauffeur bii dawal munul di dawal di gestu parce que kanamam la war a xool pour mu mën a aar boppam aar ñi mu yëpp mais boo xoolee tey population bi ku si dugg oto bi départ rek dindi nga sa masque sànni fële te bu njàpp amee bu ñu takk der bi arrêté oto bi sanction si chauffeur bi la koy teg te wax dëgg yàlla civil mënul régler civilu moromam dama yaakaaroon ni foofu bu fekkee ni arrêté nga oto bi fekk chauffeur bi takk masque am client ne si biir takkul masque sanction yi nga war a def si kaw client boobu la war a dal mais pas si kaw chauffeur bi parce que kenn warul fayal nit toor bi mu def man bu ma defee nañ ma daan bu keneen defee nañ ko daan mais ni ñu gis gars yi di doxalee takk der yi doxalee presque chauffeur si ñoom ñoo si gën a am coono te chauffeur bii dawal warul yore lu ma 60 personnes wala 30 personnes warul mën di dawal nag di gestu bu dee lu muy conduire bëgg na ma aw yoon warul gestu kon nag mesures yi gars yi wax des na trop si secteur yëpp nag du si transport bi kese muy marché beeg fépp gars yi dañoo yëkkati geste barrière yi sànni fa lay dox nu leen neexee. waaw paas buy yokk yaakaar naa ne amul benn responsable buy taxaw di nee nañ yokk paas yi parce que bu fekkee ni Dakar Mbour ni si misaal juróomi téeméer la événement bu jotee yebee ko juróomi téeméer aussi am na loo xamante ni ñoom dañ la ko wax dañ lay ne oto bi
bu fekkul ne di événement bu ma yebee dem damay yabaat ñëw mais bu dee événement nit ñi dañuy génn duñu duggaat foofu la gars yi di yokkee paas mais aussi yokk ba mu metti trop aussi kenn waxu ko parce que bu dee lu ñu doon passé juróomi téeméer boo ko yóbboo junni loraange dugg na te loolu yaakaar naa ne sénégalais bu nekk war nga mun am sa conscience tranquille comme ni ma koy waxee saa su ne rek benn bés kenn mënu si am loo war a am si at benn jour tabaski nga bëgg si rattraper li nga tardé si 1 an mënul nekk kon nag da nga war a def ndànk surtout ñu ngi dugg nawet parce que tabaski bi dafa tombek ñuy dugg nawet oto bu ne xam nga ne oto bu nawet jotee tooyaayu tëli bi dina dérégler lu bëri ci oto organe yëpp dina yëngatu kon dañu daal di dem def entretien si oto yi xoolaat leen bu réviser leen bu baax a baax yëpp client yi aussi boole kook di daw ndànk si kaw tëli parce que tëli nawet ak tëli noor bokkul tëli nawet li siy nekk drapage yi day bëri te buy taw aussi yenn gis yi doo ko gis kon nag chauffeur si aussi nañ def seen très attention si kaw tëli bi ndax ñu mën a mucc si accident yi am si kaw tëli bi mais bu fekkee ne da ngay yow xoolaatoo sa oto wala sa oto musul génn Dakar nga bëgg a génn si événement bi nga ne da ngay dem si région yi nga bëgg a sëf oto bi lu mu attanul oto bi dina am problème yow mi chauffeur bi nga am problème ki nga yeb am problème. waaw oto moom bu xes ba am visite technique rek war nga mën a dox parce que dafa am benn service boo xamante ni moom moo fi nekk te ministre de transport teg ko fi muy direction transport terrestre ñoom ñoo yor affaire visite technique boo demee Dakar centre les régions yi amaguñu centre yi mais oto bu dem ba nga xamante ni admet nañ leen ne mën nga am visite technique oto boobu war na mën a daw parce que oto bi warul daw mooy bi nga xamante ni mënut am visite technique mais nag bu dee oto bi am na visite technique moom kooku mën na daw waaw te visite technique ki koy joxe dafa nekk koo xamante ni nee nañu ku waat la koo xamante ni day doxal métier ni mu ko waree kon nag visite technique moom oto bu ko xese am rek war nga mën a dem daw liggéey bi. non yàlla dafa def société yi fi nekk si waxuma la Bandia rek si département Mbour bi secteur transport de gisuñu seen bopp. waaw gisuñu seen bopp parce que boo duggee si biir réserve bi ñoom seen oto la ñu yor si biir. ñoom ñooy yóbbu seeni nit ñooy def lépp presque bàyyiwuñu dara mu ruus lépp si ñoom la ticket bi ñoom ñoo ko moom boo duggee si biir transport bi ngay def si biir yóbbu nit ñiy def visite beeg yooyu ñoom ñoo ko moom transport boobu aussi kon ñun amuñu si benn retombée si transport fii si waxuma la sax Diass wala Bandia si département Mbour. waaw organisation yi nag mënuñoo niroo parce que Dakar Dem Dikk benn société la benn DG la yore ñu am seen directeur général mu nekk benn kër goo xamante ni lépp kenn moo koy tiim comme AFTU benn association transport la boo xamante ni dafa lëkkale GIE yi nekk si Dakar yëpp ak si région yi ñu am seen benn kuréel ñu tuddee ko AFTU moom mooy transport moo yor transport seti tiim ko mu yor transport urbain bi nga xamante ni moo ne si Dakar ak yenn région yi. waaw bu demee nag comme transport interurbain mooy transport en commun bi nga xamante ni moom moo am man Abdourahmane dama yor sama ñaari oto yow nga yor sa benn oto kee yor benn otom ma dëkk Dakar kii dëkk Ziguinchor kii dëkk Kaolack pour ñu organiser wu day xaw a jafe lool. ñaan ñu ko yàlla parce que transport bëgguñu baaxoowuñu ñu leen di dimbali parce que dañuy dimbalaate ñun dañuy yàlla dafa def suñu métier dafa nekk métier boo xamante ni si Sénégal moom mooy métier bi gën a ubbeeku si métier yi. bu ñu demee nag ba ñuy dimbali loolu kon ñaanaatuñ ko yàlla dañu bëgg di suñu liggéey nay dox bu dara xew Sénégal suñu liggéey di dox parce que ñun dimbali la ñu xam ku ñu xam si dimbali nga ñu xam mais nag organisation jot na tey jii région bu nekk organisé wu. bu ñu naree boole lépp région Sénégal yëpp mënul ne parce que transport interurbain bi dañoo bëri. waaw fi ñuy li ma si teg rek mooy que ni nañu gën a góorgóorlu mais Covid 19 bi feebar bi nga xamante ni moom moo fi dugg. chauffeur moo si gën a loru bi ñu jëlee mesures yi si chauffeur la gën a dal parce que ñoom ñoo toog 3 mois taaluñu seen oto liggéey wuñu si biir loolu aussi ñi doon daw def transport ni ñu koy waxee toujours takk der yi may ñu fu ñuy nag yekke suñuy nag yaakaar naa man dama ne Covid bi dal na si kaw Sénégal mais tey jii ñi nga xam te ñooy taxaw si kaw télé bi muy alkaati bi wala gendarme bi tey ñoom bu ñu sañoon du jeex parce que contrôle bi tey la gën a metti angle ak angle nga fekk montage
te montage boo egg rek sa ñeenti téeméer moo la fay moo lay tax a dem ñaari téeméer ñeenti téeméer wala da ngay def nangam mu nekk lu metti lool si kaw chauffeur si te loolu damay prêter attention si autorité yi nañ si jóg parce que doomu aadama bi boo xesee ba waat ne man damay liggéeyal sama askan booy liggéeyal sa askan li ngay liggéey na nga ko teg si yoon waaye mun nañu chaque 5 kilomètres nga fekk fa benn montage muy police wala gendarmerie te foo romb gauche droite ñu ngi arrêté ay oto si côté bu nekk te oto yooyu ñuy arrêté embouteillage yi di am si kaw route nationale yi boo ñëwee croisement Sindia fii embouteillage bi fii am daaw fi am parce que li may wax nag lu ma ñeme wax la boo ñëwee fii Bandia bi ngay dugg léegi romb nga leen si buntu réserve bi ñu gaare fa camion yi di gaare gauche droite mais bu doon contrôle la boo xamante ni bu fiable la kooku amuñu si problème mais loo xamante ni sampal nga dem loolu moo war a jeex si Sénégal parce que chauffeur bi li muy liggéey daf si war a am lu mu yóbbu këram waroo mën a am salaire bu romb 150 000 kii nga xamante ni salaire am lu mu bëri bëri weesuwul 70 000 80 000 francs nga bëgg denc sa salaire boobu di dundee si salaire u néew ji doole ji. mais mooy indil ne parce que tey jii dama koy wax saa su ne dañu ne contrôle mais oto bi yab yàmba Kirène lañu koy jàppee Mali lay jóge romb poste contrôle yëpp te contrôlé nañu ko tamit mu ñëw ba Kirène cimenterie ñuy doog a signalé te signalé bi ay transporteur ñooy signalé ni am na oto yi yab yàmbaa yooyu dugg si biir dëkk bi wala ñu jàppee ko Dakar kon contrôle bi des na ñun dañu ne nañu def ay poste yoo xamante ni poste mixte la nga xam ne police daf fay nekk gendarmerie nekk fa douane nekk fa eaux et forêt ñëpp nekk fa bu ñu xesee ba contrôle oto boobu dina def presque lu mot 100 kilomètres mu doog a demaat si beneen poste ñu contrôlé waat ko parce que nekk na loo xamante ni aussi mun naa yàpp lu ñuy tere si diggante bi ñu ma contrôlé avant ma yegg si beneen poste mais chaque 5 kilomètres benn poste de contrôle parce que brigade yëpp ay génn si kaw tali bi département Mbour rek laa lay jox nga commencé ko brigade bu Popenguine ñu génn taxaw buuxu nga ñëw routier wu Saly yi ñëw taxaw Sindia réserve bu Bandia nga fekk fa waa campement nga avancé tuuti waa Somone génn waa Gandigal génn nu mu tudd Malicounda Saly génn nga dugg biir Mbour police yëpp génn diggante fi ngay déparé si commune bu Diass ak fa ngay jeexalee si commune bu Thiadiaye di jeexal département Mbour 15 montages nga fiy fekk si benn département te lépp si ñàkku chauffeur si la ñuy jël di ko joxe te seeni kilifa sant ñu leen ko li may wax nii nag lu ma soxal la parce que lu ma waxtaan bi yëpp lii mooy si ëpp solo dañu nekk ay ndaw chauffeur ñooy am ay ndaw homme de tenue mais tey jii je crois que ni dañuy yaakaar ne bés boo xesee ba sol tenue bi sol beere bi rek kër gi nga war a tabax si tëli bi nga ko war a jëlee jabar ji nga war a takk si tëli bi nga war a jëlee xaalis bi lépp oto bi nga war a dawal si tëli bi nga ko war a jëlee koo si yóbbu si biir bureau yi mu ne la sànni nañ ma bu njëkk ba ki ñuy sànni si àll bi affecté si àll bi kooku lañ doon sànni mais koo yóbbu tey état major jox ko bureau ak clim mu ne la dañ maa sànni te frigo baar baa ngi taxaw tali bi jaral na leen lu ne mais nag chauffeur si sonn nañu loolu moom mooy kàddu yi nga xamante ni mënuma ko bañ a wax parce que ñun ay syndicalistes lañu ay chauffeur lañu dañoo lang ba toll fi ñu toll di dawal mais transport bi tracasserie routière bi yàq na ko si tous les côtés yëpp la yàq te wax nañu bay bëgg a dee amuñu si wallu ministre bi day bind daal di ne lii comme visite technique ne Covid bi mu ñëwee ñi nga xamante ne seen visite dafa jeexoon mois de mars dañu tëjoon centre yi dañ leen muñal yokkaat na sax délai bi mais des fois rek takk der da lay arrêté nga wax ko mu ne la man yëguma loolu te ministre bi si télé la ko waxoon ñuy jàpp nit ñi buñ ko waxaatee kay kon ne ñëpp ko yëg kon nañu fexe ñu jàppale ñun ñëpp ay sénégalais lañu chauffeur bi sénégalais la gendarme bi sénégalais la policier bi sénégalais la yow mi journaliste bi sénégalais la kon nag ku si nekk na nga jéem a doxal si liggéey mu aw yoon ku nekk la ngay liggéey nga mën ko yóbbu sa kër waaye chauffeur yi dem Mali tey bu ñuy ñibbi xam nga lu ñuy indi seen salaire day jeex saaku këriñ ak benn saaku mbuusu màdd pour sëri ci amatuñu dara
te lépp raquette bi si kaw tëli bee ko def waaw loolu nag man Abdourahmane Niang secrétaire général adjoint bu union routière du Sénégal topp si góor xuma man maa wax lii te li ma gis laa wax te muy mettit boo xam te ni dal na chauffeur sëpp te war nañ si am wëllu nag waaw loolu daal mooy samay kàddu